soxal yoonu murit mooy yoonu murit yoon la woo xam ne ba mu juddoo ba tey li muy defar ci ay grand projet ay réalisation yu mag yoo xam ne ci état kese lañ koy séntu kenn mënu laa wax nu mu toll ñu tàmbalee ko ci jumaay njaareem ji Sëriñ Tuubaa defaral boppam ci jamono ji mu koy defar lu toll noonu ab état ko mënoon a tabax waaye pëstéef ak dëgg goo xam ne ngëm gu wér moo ko lal moo tax jumaa jooju mën a taxaw bi nu ca jógee njabootam gi nga xam ne moo leen yar te ka leen jiite woon taalibe bi yëpp di kilifa gu yoon wi ci jamono jooja Cheikh Mouhamadou Moustapha daal di taxaw temm ci tabaxal ko jumaam ji ba mu demee ba war ko tabaxal jumaam ji ñu tegal ko condition yoo xam ne jàpp nañ ne jamono jooja kenn mënu ko cee matal mu tàmbalee ci matériel yi nga xam ne nii moo war a defar jumaa ji matériel yooyu oto mënu koo indi saxaara ko mën a indi te gaara bi njaareem lay am kon mu taxaw temm mu mel ne kon projet bi jumaa ji dafa juraat beneen projet bi mu jur mooy ñu jële raay bi njaareem indi ko ba biir Touba ngir matériel yi man cee jaar kon day mel ne yoonu murit dafa beru woon dafa yàgg a beru di defal boppam bu ñu waxee privé mooy loo xam ne ni moom kenn nit wala menn mbooloo ñoo ko moomal seen bopp da ci defal seen bopp bu ñu ne public bi nag mooy li nga xam ne moom la askan wi yëpp bokk àndandoo dénk ko nit mu di leen ca defal di leen ca waxal ak di leen ca taxaw kon nag li nga xam ne tey guddi tey gii moom lañ def thème bi war ko waxtaane muy relation bi nekk ci diggante ñi jóg bëgg a defal seen bopp ci wàllu développement ak lu mën a doon ak état lan moo nekk rôle état ci ñoom ak ñoom lan mooy seen rôle ci état lan lañ war a seq ki nga xam ne mooy def waxtaan wi tey di Serigne Boubacar Camara nekkoon inspecteur général d'État nekkoon it directeur général douane nekk avocat au barreau de Paris nekk it docteur en droit nekk expert maritime nekk it consultant di def consultation internationale mu mel ne kon lii nuy bëgg a waxtaane ki ñu koy bëgg a jox xam na ko muy yëngu it ci langue politique yor parti bu tudd PSS jëngu tabax mu mel ne kon ki ñuy bëgg a waxtaan loolu lii liñ koy jox xam na ko te mën na ko moo tax nuy ñaan ñëpp teewal ko man cee jariñu sëñ Boubacar ñii ñooy waa Touba ca kanam ak taalibe yi bëgg lu baax ñëw fekk si waxtaan wi président Touba ca kanam mi ngi fi toog xam naa dina jël kàddu ci ginnaaw bi mboolem ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ci ñi saytu commission yeeg ñoom seen ñoom it ñi ngi fi ñenn ñaa ngi ci biir réew mi ñenn ñi ngi jógee bitim réew di waa diaspora bi Amérique ak France ak Italie réew mu ci ne ak Afrique ñoo ngi ci jotaay bi nekk ci ay gox nekkal fa Touba ci kanam doon ay coordinateur ak ay coordinateur yoo xam ne ñu ngi ci jotaay bi te nekk ci biir Sénégal kon lii mooy Touba ci kanam kaddu gii nga xam ne jël nañ ko sama kilifa sëñ Saliou Diakhaté sax moo waroon a toog fii def présentation yi yor kaddu gi yàlla dogal mu am ci ngànt ba jox ñu ndigal ci ñu taxawu ko kon xam naa sëñ Boubacar dañu lay jox kaddu gi nga tàmbali waxtaan wi incha allah. bismillah jërëjëf Serigne Souran mu ngi lay sant asalaamaaleykum mbooloo mi dañuy tàmbali auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di tàmbalee sant bu am fu mu tàmbalee te amul fu mu yem ndax buñ la boolee ci lu mel nii ci dëkk bu tedd bi
di ñaanal suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér yal na ko yàlla may kàttanu yen bii mu yenu mu yeggale ko ci jàmm yóbbu ko fi mu ko bëgg a yóbbu di ko def comme ni mu koy defee taxawaayam ñëpp gis nañ ko rawatina ci jamono yi ñu génn di sant bi ñu yàlla boole ci jataay bi ci jamono ji muy weeru safar ñu ci màggal Serigne Touba Khadimou Rassoul barki Serigne Touba ñuy félicité bu baax waa Touba ca kanam bi ñu taxawee léegi yàggul waaye initiative beeg idée beeg lépp am na jeexital boo xam ne ci lii ñu war a waxtaanee dafa nekk ay tomb yoo xam ne yu jar a leeral parce que boo léegi bu leerul rek mën na indi loo xam ne nii xëj na dina jafe moo tax ñu war ko anticiper maanaam dabu di sant seen président d'honneur sëñ Abibou Mbacké di ko ziar di sant seen président sëñ Abdou Fatah Gueye di la sant bu baax di la remercier ci invitation bi nga xam ne dafa jaar ci loxo sëñ Sohibou ma ànd ak moom fii ak sëñ Fallou sëñ Abdoulahat Sam bii doog a ñëw Serigne Mbacké Sylla ak soxna Khady Thiam di leen félicité bu baax seen liggéey di nuyu sëñ Modou Kouralo xam naa moom sant wee ko yàq bi ma ñëwee sànq dama ko ne man dama foogoon dama tardé mu ne ma gaañi ne ñoom xewlu bi moom la ñu def yi doog a commencé ma ne ko wóor na ma ne yow yaa changé calendrier bi pour xewlu ba pare nga entraîné ci gaa ñëpp parce que xam nga ne su ma ñëwee sa kaw lay dal kon nag ñu ngi leen di sant bu baax thème bi ngeen ñu sant ñu waxtaanee ko mooy suñu koy wax ci français le partenariat entre les organisations privées et l'État du Sénégal maanaam joxalante bi war a am ci diggante mbootaay yi nga xam ne ay jàmbur ñoo ko sos ak mbootaay bu mag bi ñu tuddee état nga xam ne dafa ëmb li ñëpp bokk ay jàmbur bu ñu sosee mbootaay am nañ ci droit et ñoo xam nuñ koy doxalee waaye question bi mooy est-ce que seen diggante ak état am na fuñ ko bind am na fuñ ko tënk wala dañuy dem rek ba daje wala dañuy xaar ba problème am ñu doog ko dégg lan mooy organisation privée organisation privée organisation privée yiñ ci gën a miin mooy parti politique boo gisee Sénégal am na plus de 300 et quelques partis organisation privée la loi bi daf ko organiser ne boo bëggee def parti fi ngay jaar li ngay déposer comme truc soo amee récépissé fii nga war a commencer sa activité bu at mi jeexee da nga war a def bilan bu bilan bi amee nii nga dem nañ sax ba suñu constitution maanaam charte réew mi dafa prévoir ne rôle parti yi moom mooy concourir au suffrage maanaam bokk ci ni ñuy tabbee ñi ñu war a jox ay ndombol tànk ci réew donc loolu dafa leer ci texte yépp du début à la fin noonu lañ ko defee it ci ay élection naka la parti di fonctionner ba dem nañu sax ba réglementer ay coalition parti donc ci loolu encadrement juridique gu mbootaay boobu dafa leer comme ASC yi aussi boo ko gisee association sportive et culturelle yi bare na ci réew mi yépp dañ ko tënk wax niñ ko war a organiser buy juddu nu muy fonctionner bureau bi lan la war a am ak bu fekkee même da nga ko bëgg a dissoudre
dañ lay wax noo koy dissoudre ak boo ko dissoudre alal bi mu am fan nga koy yóbbu. am na aussi encadrement ci li ñuy wax fondation d'utilité publique maanaam mbootaayu ay jàmbur la boo xam ne bii liggéeyam dafa am jeexital ci loo xam ne lii ñëpp a koy bokk ñëpp a koy jëriñoo loolu mooy fondation d'utilité publique boobu it texte yi leeral na ko wane fondation d'utilité publique par exemple bu fekkee même da nga koy dissoudre alal ji fa jógee da nga ko war a jox beneen fondation d'utilité publique donc leeral na ko du début à la fin. ONG yi aussi ay mbootaay la yoo xam ne ay jàmbur ko moom tant que daal du état wala institution publique rek dañuy considérer ay jàmbur lañu maanaam ay privé lañu ñooñu aussi niñ leen di agréé prévoir nañ ko dossiers yi ñuy déposé conditions d'agrément yi bilan yi liñ leen interdire yan conditions lañ ko mën a dissoudre yépp texte Sénégal prévoir na ko du début à la fin waaye dafa am ay pàcc mbootaayu jàmbur yoo xam ne Sénégal bindu ci dara te moom yooyu ñoo ëpp doole ci mbootaay yi jëlal daayira yi Sénégal li fi ne ci daayira ak diine doole bi mu fi am ak place bi mu am même ci histoire du Sénégal man mun naa wax ne bu sunu mag ñi nekkul woon fii tëgg yoon yaakaar naa ne ñun ñëpp ay ceddo la ñu nekk loolu histoire Sénégal wane na ko boo xoolee fi ñu jaar malgré invasion yi fi amoon yëpp ci monde arabe bi ak ni li mu demoon yëpp taxul woon diine sax fi ni mu fi saxee il a fallu mag ñi ñëw liggéey ba yegg si fii ñu yegg si moo tax diine développé mais loolu moo jur daayira yi dama ko tuddee daayira mun na nekk kuréel ñoo xam ne daal li leen boole seen pas-pas la ci wàllu bokk yoon bokk diine loolu bare na mais loolu prévoiruñ ko fenn bañ nañ ko ba tarixa yi nga xam ne moo ëmb diine yi sax sunu benn texte prévoiru constitution Sénégal prévoirul sax tarixa am Sénégal waa kan moo mun a nier kan moo mun a weddi présence su tarixa Sénégal kon nag constitution bi ñu am sax dafa nekkul sunu constitution yéen ñëpp xam ngeen ne constitution 1958 bu France la ñu jël rek tegal ñu ko daal di ci def ay notions yoo xam ne yi mënul sax am sens ci sunu ñun ni ñuy dundee par exemple bu ñu gisee ba ne dañuy def laïcité ak ni ñu ko concevoir xam nga ne mënul ànd ak ñun ni ñuy doxalee donc et pourtant dans les faits di nga gis état ñëw def cérémonie officielle di nga gis président déplacé wu ñëw seet xalif général di nga gis ministre ñëw déplacé wu di nga gis ay contribution yoo xam ne yi day jóge sax ci état bi di dugg ci tarixa yi te amul benn rubrique bu ñu ko bind ci budget état bi dafay mujj nekk loo xam ne lii presque dañuy laxatu di ko def parce que ci ay fonds politique lay jóge duñu ko comptabiliser fenn donc loolu mooy premier problème bi ñu am ci wàllu diggante mbootaayu jàmbur yi ak état yi dafa amul encadrement juridique boo xam ne bii moom moo ko tënk kooku mooy bunt bi premier problème mooy encadrement juridique mu am aussi ay organisation yoo xam ne dañu am benn implication socio-économique bu bare loolu mooy kaaw Touba ca kanam c'est da ngay dem ba am doole boo xam ne wala nga am yéene boo xam ne même domaine yi ngay intervenir domaine boobu da nga fay dajeek état mooy commune bi moom mooy état bi ci boppam donc mu am implication socio-économique catégorie boobu créé guñ ko moom laay wax les associations à impact économique et social loolu dafa am genre catégorie boo xam ne bii pour anticiper dinañ ñëw ci conclusion bi li ñu leen di digal ci côté boobu dafa war am ay propositions yu leer yoo xam ne dina permettre mu mun a ëmb li ngeen di def pour que benn problème du mun a am ëllëg donc loolu boo ko gisee dafa am donc bu ñuy conclure ci loolu ci constat boobu mooy dafa am ay catégorie mbootaayu jàmbur yoo xam ne yi loi bi daf leen ignorer donc dafay mel ni sax ay organisation hors la loi la waaw organisation hors la loi parce que loi bi prévoir leen terewul ñu dund parce que am kayit xale bu amee bulletin de naissance ak bu amul bulletin de naissance day dund donc am kayit juddu amul kayit judd surtout bu dee da ngay def lu baax donc responsabilité la état mu encadrer loolu c'est même pas responsabilité organisation yi état moom moo ko war a organiser malheureusement ci cas yu bare état bi dafa wone absence maanaam uute fu mu war a teew
loolu dafa am solo et dañu ko gis ba mu indi ay jeexi jaax yu bare parce que même su fekkee sa constitution bi nga xam ne moom mooy sa charte réew dafa am lu mu war a leeral te leeralu ko bu ëllëgee dafay am problème di nga gis koo xam ne dafay jox boppam ay droit te doo ci mun dara da ngay ñëw gis ku ñëw dugg école nga ñëw ne da nga nekk ci benn école daal di sa doom ñëw ci école ba muuru waa école bi ne ko waruloo fi muuru mais fan lañ ko wéer parce que amul benn texte buy organiser conditions yi nga xam ne moom la ñu war a réaliser moom la ñu war a exécuter religion bi ak pratique culturelle yi donc loolu dafa manqué trop te dinaa ci def ay propositions tout à l'heure donc loolu mooy organisation ay jàmbur lan mooy partenariat mooy naka la ñuy jokkalante seen biir partenariat boo ko tuddee bu njëkk bi mooy encadrement juridique loolu bu amul partenariat bi ku nekk da ngay demee sa xel rek ba muy am problème loolu am na problème soulevé naa ko ñaareel bi mooy domaine bi partenariat bi maanaam li ngeen di jokkalante ci yan fànn la war a yem xam nga mënul leen état mënul dugg partenariat ak benn organisation privée ci affaire répression affaire violence parce que état moom rek la ñu jox doole moom la ñuy wax moom moo am monopole de la violence maanaam moom moo mun a dóore moom moo mun a def yoo xam ne yi kenn ñemewu ko def moom moo mun a àtte it justice mu am conflit loo am doole sa organisation privée amuloo droit taxawal tribunal ne léegi nii la ñuy àttee diw nii la wala nii donc loolu état moo ko am prérogative de puissance publique la yoo xam ne yi état mënu ci def partenariat donc boo jëlee violence boo jëlee monopole de la violence boo jëlee justice état mënu ci def yoo xam ne aussi affaire souveraineté la loo xam ne dafay engagé Sénégal Touba ca kanam par exemple lu mu am doole wala beneen association mënul jël ay dogal yoo xam ne yi dafay engagé état wu Sénégal ci bitim réew parce que état wu Sénégal li koy engagé ci bitim réew ay accord la te même accord yooyu bu ñu ko signé ba pare dañ ko war a yóbbu assemblée nationale mu ratifier ko parce que dañuy considérer assemblée nationale moom moo représenter peuple donc si domaine partenariat buy am il faut ñu xool ci yan domaine lay nekk domaine yooyu nag dafa am yoo xam ne c'est exclu maanaam bokk ci lu mel ni justice lu mel ni souveraineté lu mel ni violence am na yeneen yoo xam ne nag bokk na ci et yéen xool ban partenariat ngeen bëgg a def ci est-ce que da ngeen di defar ay tali est-ce que da ngeen di dugg ci assainissement est-ce que da ngeen di dimbale nit ñi comme ni ngeen koy defee yooyu mooy domaine de compétence yi nga xam ne ci ngeen di defee seen partenariat donc boo leen di prévoir seen texte yi wala mu am waxtaan ci ut ay textes yu encadrer seen liggéey il faut que ngeen définir domaines yi nga xam ne yi mën ngeen ko liggéey beneen bi mooy formalisation c'est-à-dire que saa yoo amee association war nga xam lan la est-ce que association bi ONG la est-ce que association bi il faut que mu dugg ci encadrement juridique mais boo dajee rek am doole di dem di liggéey te amuloo benn catégorie bu ñu la mën a dugal loolu mun na indi problème demain et je pense que loolu faiblesse su beaucoup d'associations la parce que dafay indi problème sécurisation parce que état mun na toll foo xam ne fii mën nga ko gêner directement ou indirectement boo ko gêner nag mën na fexe nu mu lay gàllankooree ci affaire yu bare wala mu am yoo xam ne war nga ci mën a bénéficier sax ci ay wàllu subvention wala dara même boo ko soxlawul am nga ci droit mën na am fu mu la jaare loolu yëpp mën na am wala nga bëgg a organiser dara war a occuper ay espace ak yooyu ñu ne la non mënoo ko def parce que état bi nii parce que moo war a autoriser wala mu nekk ci telle situation loolu dafa nekk loo xam ne lii dafa am solo lool te malheureusement état bi teewluwu ko ñun suñu dëkk africain yi lu ci ëpp état bi dafay absent léegi état nag bu absent wax dëgg yàlla moom la ñuy wax rek bu état absent dafay difficile pour nga am lu am sécurité loo xam ne dafay wéy pour ëllëg beneen bi mooy toujours ci booy def ay partenariat da ngay xool yan acteur ngay defal partenariat est-ce que yow ak mairie bi rek ngeen di def partenariat est-ce que dafa am local ay réew ay dëkk rek la wër par exemple Touba ca kanam liggéeyam Touba la ci ni ñu ko tënkee ci tur wi peut-être mën na gën a yaatu loolu da nga koy définir boo koy définir aussi boo nee Touba ca kanam Touba la bu ëllëgee boo bëggee def yeneen action yoo xam ne yi dafa dëppoo ak enseignement sëriñ bi bëgg ko def ci beneen dëkk boo xam ne bii du Touba mën nga am obstacle
donc même boo tuddee Touba ca kanam booy def say document ak say texte da nga ciy boole ne am nga possibilité def parce que sëñ bi yemul Touba liggéeyam soo xoolee ci histoire yëpp soo demee dans le Sine am na fu mu fa jaar boo demee Ndar am na fu mu fa jaar yooyu yëpp mën na am ay action yoo xam ne Touba ci kanam war na ko mën a def parce que seen mission mooy li sëriñ bi digle tey bëgg ñu def ko mu doon ndigal da ngeen bëgg a contribuer pour ñu defar ko donc loolu c'est extrêmement important ci état bi ensuite partenariat bi mun na am ak état bi parce que am na opération yoo xam ne yu mel ni ay defar tali yoo xam ne dafa am solo dafay non seulement dafa am solo ci wàllu moyen mais dafa am texte yeneen texte yoo xam ne dafa prévoir ne compétence su état la même nekkul compétence boo xam ne dañ ko transférer commune yi donc boo demee ba jéggi compétence su sa commune bay def ay activités yoo xam ne compétence su état la war ngeen mun a définir dans quelles conditions nga ci mun a intervenir waaye bu fekkee da nga ñëw rek mun nañ la jam boo ñëwee rek gas commencé defar sa tali tout ça wala nga ñëw demander autorisation benn préfet benn gouverneur benn truc daf lay wax d'accord bëgg naa ko mais man awma benn texte bu may sukkandiku pour jox la autorisation li ngay mën def rek mooy nga gëmm defar ko ñëpp xam ne lu baax la ñëpp gëmm ci mais état dafay changer ñi nekk fi tey mën nañ fi bañ a nekk ëllëg ñi fi nekkoon démb nekkuñu fi tey et dafay laaj lu ñëpp bokk ñu leeral ko dès le départ donc yéen am ngeen intérêt en tant que association bu jël élan bii mu jël ngeen leeral loolu ba nga xam ne du am benn problème beneen bi mooy conditions yi ngeen di fonctionner objectif est-ce que association bi c'est à but lucratif ou non maanaam est-ce que da ngeen ciy séntu koom wala séntuwu leen ci koom parce que boo nee man association la à but lucratif dafa am loo xam ne mënatoo ko def à but non lucratif mënatoo def yenn yi mënatoo organiser manifestation pour ut ci xaalis wala mënatoo jënd ay action mënoo jël sa xaalis lever ko pour am na yoo xam ne dootoo ko mun a def bu fekkee nag association bi dafa am but lucratif aussi da nga koy leeral nga xam dans telle condition lañ koy defee objectif bu association bi daal dafa war a leer nañ beneen bi mooy en dehors de l'objectif le financement xaalisu association bi fi muy jógee ñaari téeméer la ñuy fay ku nekk fay pendant 12 mois nii lañ koy defee moom mooy cotisation yi est-ce que exclusivement foofu lay jógee est-ce que leneen mën na ci yokku bu ci leneen di yokku naka lañ koy accueillir financement boobu dafa am solo te est-ce que dërëmu état da ciy dugg wala du ci dugg parce que bu ci dërëmu état xasee bu dugg rek day nekk organisme boo xam ne dafa bénéficier li ñuy wooyee ci tubaab et bénéficier de la contribution de la puissance publique donc soo xasee ba bénéficier contribution puissance publique rek première conséquence bi mooy le contrôle donc corps de contrôle état bi dañuy am droit ñëw contrôler naka nga fonctionner loo service bi te bu ñu ñëwee di contrôler du ñaar dërëm yi ci état bi def la ñuy contrôler dañuy am droit contrôler lépp ni nga ko dépenser donc boo xasee bay jël xaalisu état xaalisu nguur da ngay xam ne boo jëlee xaalisu nguur conséquence bi mooy nguur am na droit xool saytu naka ngay doxalee lépp donc loolu dafa nekk conséquence donc loolu mooy conditions yi mooy d'abord objectif bi dafa war a leer ngeen xam ban objectif la financement bi ngeen xam luy dugg li ngeen nangu ak loola nanguwul ban don ngeen nanguwul ak ban ngeen nanguwul est-ce que n'importe qui bu ñëwee dugal xaalisam da ngeen koy jël xam nga loolu mënul am bu fekkee ne da nga bëgg a topp ci yoonu sëñ bi dafa am loo xam ne mën nga ko jël ak loo mënul jël loolu da nga koy leeral ensuite lépp luy évaluation loolu dañ ko war a def maanaam ngeen taxaw seetlu boo doxalee at wala ñaari at wala ci assemblée générale ngeen ne lii moo ci dugg lii fii la ñu avancé fii la ñu nekkoon daaw fii nekkuñu fi daaw loolu yëpp dafa war a nekk encadrement boo xam ne dafa am solo donc ñu boole ci aussi contrôle bi loolu moom mooy le partenariat léegi nag yan condition la ñu mën a amee succès maanaam ndam ci partenariat entre organisation privée ak état loolu moo am solo loo am succès bi da ngay ñaan yàlla mu sax waaye li bon ci liggéey mooy nga tàmbali dara mu ne fëy ñëpp dégg ko muy dem nga jékki-jékki yow ci sa biir nga am gàllankoor yoo xam ne sax mën na indi ay divergence seen biir kii taxaw féete fii ne kii c'est pas normal ñu commencé jamante te loolu moom mooy yàq organisation yu bare tàmbali bi dafay neex
affaire bi am succès ku nekk di la tudd mais bu ñu demee ba yenn question de fond yi posé wu rek da ngay gis divergence yi commencé te divergence yi koo ci déglu rek da ngay foone moom moo am raison donc loolu boo ko teelu réglé ah li ñuy wax fagaru moo gën faju doo xaar ba problème am te problème yooyu en général dafay am répercussion bu ngand ci image u association waaw mu ngi mel ni ay problème mu détournement bu fekkee dañu am association gis naa seen procédure yi c'est très bien mais bu amee benn affaire bu doy waar rek benn xaalis bu leerul rek dafay indi benn image et surtout ak presse bi actuellement ak yooyu bu ñu ko ëlbatee rek dafay nekk loo xam ne image la boo xam ne dootoo am dégg ngeen bi ngeen demee ci sëriñ bi li mu wax ci yéen ci Touba ci kanam ah Sëñ Mountakha wax ne ci association yi ci ñu ko gën a inspirer confiance ci la bokk loolu dafa nekk sas boo xam ne bii dafa am solo moo war a tax ci condition de succès yi ngeen fexe ba loolu leer donc réforme ngeen war a def état bi moo ko war a def mais yéen a ko war a susciter réforme boo xam ne bii moom mooy symboliser présence état bi de façon effective ci genre association yi nga xam ne yu bees la donc il faut ñu yeesal jël benn loi comme ni ñu ko war a defee Sénégal ci affaire diine def benn loi d'orientation sur les pratiques religieuses et cultuelles dañu war a def benn loi benn texte boo xam ne type d'organisation yi nga xam ne moom lay wooyee à grand impact socio-économique naka lañ koy encadrer kooku moom mooy loo xam ne chantier la boo xam ne dafa war a bokk ci seen liggéey ñaareel bi mooy transparence wax naa ko sànq beneen bi mooy égalité devant les charges publiques lépp loo leen di def war ngeen fexe ba mu bañ a nekk jéng c'est-à-dire kenn bañ leen a jam ci ne dañu leen faral wala da ngeen def lobby wala seen puissance moo tax état bi jéng jëm seen côté wala état bi daf leen ragal moo tax mu jéng dem seen côté loolu da ngeen di def texte yi ba nga xam ne lépp loo leen di jot droit lay am te képp ku bëgg a jot rek day def ni yéen day am procédure yoo xam ne ku bëgg a jot li ngeen jot rek ah day def ni yéen lu rëy li ngeen am da ngeen ko liggéey képp ku liggéey lu rëy lu toll noonu am ko waaye warul nekk loo xam ne dafa sukkandiku ci privilège quelle que soit nag possibilité yi parce que c'est très tentant mun nga am benn situation boo xam ne c'est puissant nga am ay nit yoo xam wala ñu bokk ci état bi bokk ci yéen et cetera loolu même bu fekkee avantage la boo leen di koy utiliser il faut faire très attention parce que mën na ëlbatiku ci yéen c'est un couteau à double tranchant. Ensuite collectivités territoriales yi aussi ngeen xam yan collectivité territoriale ngeen di dugganteel bu dee ci compétence département bi la ngeen xam ne département bi ngeen dugal bu dee ci commune bi la bu dee dafa jéggi commune yi nag ngeen xam ne département yi bul ñëw rek ne lii la sama xel joxe da ngeen di vérifier kan moo compétent pour signer partenariat bi ngeen war a signer ak naka la ko war a defee pour ngeen bañ a am problème mu compétence parce que bu fekkee dafa am xëccoo ci ay commune bu ñu demee justice justice bi day tranché ne lii ci compétence su tel département la bu ko tranché automatiquement li ngeen defoon yëpp mun nañ ko annuler wala yooyu donc c'est ça loolu war ngeen ko éviter et yaakaar naa ne am ngeen conseil juridique boo xam ne yooyu war na ko toppatoo su leen ko amul woon loolu je pense que il faut ngeen am ko ku commencer liggéey ci mbir mi. affaire coopération décentralisée sànq wax naa ne association yu mel nii ak yu bare sax mënuñu engager état bi mais état bi dafa permettre coopération décentralisée maanaam nga mën a duggante ak yeneen mbootaayu jàmbur wala yeneen mbootaayu état sax yu nekk bitim réew mais coopération décentralisée règle yooyu aussi permettre la nga jéggi yenn charte yi donc loolu aussi war ngeen xool naka ngeen koy bénéficier surtout que ñun Sénégal dañu am diaspora bu am doole boo xam ne dañu xam réew yi ñu nekk am na ñoo xam ne dañu nekk sax ay conseils municipaux ci seen dëkk mën nañu ubbi ay buntu yu bare mais buntu yooyu aussi boo ko ubbee da nga koy jaarale ci yoon boo xam ne bii bu duggee ci Touba ca kanam du ko impacter négativement yéen daal li ngeen war a sàmm mooy lépp loo xam ne lii alal la lépp loo xam ne procédure la lépp loo xam ne liggéey la boo leen ko demee bay sumb dina fekk ngeen jël précaution yëpp ba nga xam ne du am benn impact négatif boo xam ne day dal seen kaw wala même bu ci dalee aussi di ngeen am justification yu doy pour expliquer ni ngeen ko defee ak lan moo leen ci beneen bi mooy régime fiscal ak douanier boo nee man damay defar tali nga war a def ay importation pour defar tali bi bu dee état bi la dafa am ay régime
ñu ci def mais bu dee Touba ca kanam pour nga bénéficier exonération yi il faut nga xam est-ce que da ngay placé wu comme sous-traitant ou bien da nga koy jox kenn mu joxaat liggéey bi wala yow da ngay yem ci financement bi wala yow yaay choisir entreprise boo naree choisir entreprise aussi dafa am ay règles marché public ñu ne dañuy def appel d'offre waroo mun a tëb rek ne kii laa koy jox kee laa koy jox donc affaire état dafa bare ay règles yoo xam ne yi da ngeen ko war a xool bu baax ngeen xam ci li ngeen di dugg ak naka ngeen ciy duggee ba nga xam ne boo leen ci duggee doo leen am benn problème loolu mooy aussi affaire subvention yi subvention dafay am souvent boo réunir certaines conditions même association sportive yi dañuy def am ay subvention mais dañu war a def réforme yoo xam ne subvention yi non seulement dafay am procédure am commission bu transparente mais ñi ciy bénéficier day fekk mu am lu ñu def par exemple ñu ne boo defee telle action citoyenne inscrire ay nit ci liste électorale wala nga planté wu ay arbre wala yooyu à tel niveau mun na nekk des points ñu defar ay points def commission pour nga mun a am subvention bu dee soxla nga ko donc loolu même bu fekkee yow soxla woo ko en tant que Touba ca kanam dafa nekk loo xam ne dafa manqué suñu réglementation loo xam ne dafa war a am procédure transparente pour attribuer ay subvention sinon ay liggéenti rek lay nekk man kii laa faral moom mu ñëw woo kii mu woo kële ñu defal la subvention te loolu ëllëg mën na indi ay problème mën na indi ay critique surtout nag critique yoo xam ne yi mën na jóge ci ñoo xam ne ñi bokk leen ngëm-ngëm bokk leen pas-pas te loolu bu fa jógee rek dafay am benn connotation religieuse boo xam ne bii mën na yàq impactu li ngeen di def booy samp dara fondation bi dafa war a dëgër pour que ëllëg yéen même boo leen fi jógee seeni sët ak seeni sëtaat mën a continuer doxal Touba ca kanam ci ay yëf yu leer mu mën a nekk exemple ci yeneen domaine mais boo nee rek man li may def nii naa ko def bu ëllëgee mën nga fi bàyyi loo xam ne lii mën na indi problème pour les générations futures et loolu dafa am solo beneen bi mooy loi d'orientation loolu nag responsabilité état la mais man loolu sama point de vue personnel pour man dafa war a am benn loi d'orientation boo xam ne c'est sur le partenariat entre les organisations privées et l'État ñu waxtaanee organisation privée bu nekk ñu laaj la li nga xalaat ñu dajale ko taxawal ay commission waxtaanee ko def projet de loi yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko ñëpp xam ne lii moom mooy fixer règles yi fii ñuy wax ak yéen loolu amul ku nekk rek sa xel ngay demee et loolu c'est une source de conflit boo xam ne bii lu jar a moytu beneen bi mooy cadre collaboration bi foofu lay terminer booy def collaboration ak benn mairie da ngeen di signer ay contrat de performance ku nekk xam lu mu war a def kii ne man maay financer kii bu ma financer nii lay contrôler loolu bu amul boo ñëwee rek commencer defaral mairie bi bu ëllëgee mën na am sax yeneen ñu ci am mën nga sax defar sa yëf ba financer ba def yëpp mairie bi dem ne moom moo ko financer def ko ci budget génn xaalis bi doo xam fu mu ko yóbbu te yow doo ci mun dara et boobu da ngay nekk presque complice sans le savoir parce que yow bu moom lu mu waroon def boo ko defaree à sa place yow te doo amuloo benn élément de contrôle ñi nga xam ne ay conseils municipaux la xamuñu nu mu demee moom mun na ñëw sax ne budget bi mën maa defar tali bi daal di ko financer def ko ci ay budget et jël xaalis bi jaarale ko foo xam ne fii waru ko fa jaarale donc loolu yëpp da ngeen war a am vigilance pour contrôler bénéficiaires yi li nga leen di defal est-ce que ñu ngi ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu loolu moom la ñuy wax détournement d'objectif dafay bare trop am na ñoo xam dañuy dem ñu may leen dara ñu ñëw ne dañ ñu ko jaay waaw loolu am na fi même état bi sax da koy def yenn saa yi da ngay gis ku ñëw def la don ñu ne kii don la jékki-jékki ñoom ñu ne dañ ko jënd tant de milliards fekk ñëpp xam nañ ne don la wala que la jóge fële wax ko wala nga dem benn site rek gis ne waaj dañ ko may Sénégal yooyu yëpp dafay am kon nag yéen waru leen accepter ñu utiliser seen association seen organisation pour yu mel noonu waaw ubbeeku bi aussi sur le plan international am na solo bu fekkee da ngeen di am ay instances au niveau international ngeen organiser ko de sorte que procédures yi même bu fekkee dina am tuuti ute mu nekk loo xam ne lii vraiment dina leer dina ñëw ñu traité ko comme ñuy traité affaire yi mu bañ a am ñaari Touba ca kanam ku nekk ñoo ne man Touba ca kanam Italie kii ne Touba ca kanam France et cetera ku nekk taxawal ay procédure am yu xaalis bi comptabilité bi du nekk benn loolu jaxasoo mu mujj di am ay scission ak yooyu heureusement suñu yoon wi moom am na ay ndigal am na ñoo xam ne nii ni ñu koy doxalee boo xam ne yenn dérapage yi sax mun na bañ a am mais yéen ngeen am devoir en tant que pionnier en tant que précurseur ngeen leeral yoon bi pour ñii ñëw ëllëg parce que yoon bi li mu war a def bare na li ci nekk ci mission bare na
mais fondation bi boo tegle ay bool yi ci suuf bu tegoo bu baax rek li ci des yëpp dina ñëw kon nag maa leen di gërëm di leen sant loolu laa bëggoon a introduire ci waxtaan bi jërëjëf merci beaucoup. macha allah jërëjëf sëñ Boubacar mel na ni waxtaan wi ni nga ko indee xaaroon nañ ko lool waaye daa mel ne sax liñ ci jot a dégg gën naa kawe sunu njort ci nin ko doon xaaree li waral lool nag mooy yër gi nga yër ko Touba ca kanam ba xam li muy dund dëgg-dëgg mu mel ne ay problématique yi gën a xóot ci Touba ca kanam moom nga doon souligner moom nga doon waxtaane loolu duma ci sori ndax sëñ Abdou Fatah Gueye mi président bi yi nga doon wax yi nga doon wax lu ci ne moom war na laa leeral fu ñu ci toll ak naka lañ ciy doxee ba tënkal la ci lim ci mën a tënk incha allah buñ noppee kon dañ ko jox kàddu gi mu def intervention buñ noppee teg ci sëñ Souhaïbou Mbacké waaye liñ ci tënk tuuti rek day mel ni dangaa leeral lan mooy mbootaayu jàmbure yi maanaam association privée yi nga xam ne am na ak yi nga xam ne ni luñ bokk la muy état daa mel ne jafe-jafe bi gën a am ci réew mi mooy teg ay loi yoo xam ne ni dafa waroog sunuy réalité dafa waroog ni ñuy dundee ni nga ko waxee ci wàllu diine ji par exemple tey jii xilaaf ak murit gi li muy rëy rëy diplomate bu ne di ko seet si nekkul institution ci Sénégal yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne tey jii am na ay réew yoo xam ne dañuy bëgg a jëflanteeg xilaafa gi directement waaye amut ay texte ci réew mi yoo xam ne nii réglé na ko yu mën a sukkandiku ngir jëflanteeg xilaafa gi loolu mu mel ne luñ war a saafara la ngir tarixa yi ak diine ji ni mu mel ci réew mi ak ni mu ñàkkee feeñ ci texte yi ñu wax ne laïcité la rek lépp lu jëm ci diine kenn du ko tudd ci texte yi kenn du ko tudd ci loi loolu jafe-jafe bu rëy rëy la boo xam ne moo indi yii yëpp kon day mel ne loolu moo gën a ëmb jafe-jafe yi mën a am ci association privée yi nga xam ne dañuy nekk ci wàllu diine nga xam ne pas-pas a leen boole ak li nga xam ne moom mooy état nga wax it ci waxtaan wi lu mat a bàyyi xel muy partenaire yi nga xam ne Touba ca kanam war nañ ko am yan limite la war a yam maanaam tey jii Touba ca kanam am na projet yoo xam ne bu ci dugg mairie bi mën naa waxtaan ak moom signé ci ak moom ay partenariat ba man koo doxal waaye léeg-léeg projet boobu dafay sut man-manu mairie bi maanaam compétence mairie bi da koy weesu jàll ci feneen boobaa nag boo tënkoo ci mairie bi kese bu ëllëgee boo bëggee taxawal projet boobu mën nañ laa maanaam nguur gi mën na laa jam ndax fa nga waroon yegg da nga faa yeggul loolu it mel na ne jafe-jafe la boo xam ne mat naa waxtaane li nga wax it mu jëm ci wàllu financement yi ak objectif yi nga xam ne am nañ ko ndax Touba ca kanam dafay jëm ci concept bi kese maanaam defar Touba ndax loolu rek mooy tënk Touba ca kanam wala Touba ca kanam mën naa dem ba ëllëg mu dem Daaru Muxti wala mu dem Jurbel yooyu yëpp dëkk Sëñ Touba la man faa def dara ni mu koy defee Touba bu fekkee ne loolu kon leerul ci texte yi nga xam ne Touba ca kanam defaral na ko ndax loolu ëllëg bu ko defee du am jam-jam kon loolu it mel na ne lu mat a bàyyi xel la ci yi nga xam ne nii indi nga ko ak di évaluer maanaam xayma at mu nekk ñu def assemblée wax ne liggéey bi fii la toll am nañ nangam ci koppar dugal nañ ko ci secteur sangam ak secteur sangam ak secteur sangam loolu mu mel ne moom liggéey la boo xam ne ñiy topp Touba ca kanam yëpp ñu ngi ci teg seeni gët ñu ngi koy gis waaye it yaa ngi moytuloo Touba ca kanam ñu defar dara loo xam ne dafay ranger wu ci benn compétence moo xam ci mairie la wala ci benn ministère la ba pare Touba ca kanam bindu ci contrat bu leer buy wane ne lii moom moo ko liggéey ndax loolu mën naa tax ëllëg ñi nga xam ne ni maanaam institution boobu ci boppam mën naa dem ba ëllëg mu présenté wax ne lii moom moo ko liggéey ci budget la dugg parce que Touba ca kanam gi ko liggéey séqut ak moom benn contrat boo xam ne dana wane ne Touba ca kanam moo ko liggéey
kon loolu it mel na ne lu mat a bàyyi xel la waaye it fexe ba Touba ci kanam moytoo doon ay Touba ci kanam ci àdduna bi buñ demee Afrique du Sud mu am ak Touba ci kanamam ak ay règlement boppam nga dem Italie mu am loolu nga dem Espagne mu am loolu it mel na ni yaa ngi koy moytuloo kuréel gi ndax mën naa indi leneen waaye fexe ba fu ci nekk mën naa nekk instance Touba ci kanam ba noppi waaye règle yee leen i tënk yëpp doon yenn règle yoo xam ne nii règle yi Touba ci kanam lay doon waaye wala bu dee ak woroo da ci amit dafay nekk entre réew yi waaye bu mu doon ci jëmmi kuréel gi ci boppam kon daal mel na ni waxtaan wi tënk nga ko ci point yu am solo yu wane ne ko xam Touba ci kanam nga kon dañuy wax sëñ Abdou Fatah mu indi intervention am ci li nga xam ne dégg na ko ci yow. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di santaat yàlla bu baax ci bis yu tedd yi nga xam ne bis yi cant la te Serigne bi woote ko ngir ñu santale ko suñu borom di ñaan jataay bi dugg ci biir santale Serigne Touba suñu borom ci bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di nuyu ñëpp nag ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jataay bi nuyu bu baax sëñ Boubacar Camara mi nga xam ne moom la ñu invité tey mu doon def waxtaan wi ak mboolem ñi mu àndal di ko jaajëfal bu baax ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne andil nañu ko mel ne bokk na ci li taxoon ñu invité ko mooy leeral yi nga xam ne indi na ko ndax mbir mu nekk loo ca gën a dolli ko xam-xam day tax nga gën koo jekku te mbir mu nekk ki ko jàng yemu ci waaye dund ko expérimenté ko mën na la ci dolli saa su nekk loo xam ne bàyyiwoo ko woon xel wala loo xam ne sax xamoo ko woon te loolu feeñ na ci waxtaan wi ci anam yu bare bari kon noo ngi ciy sant bu baax di ko bàyyi xel di ci fas yéene teg suñu tànk jël waxtaan wi teg ko ci suñu kanam dolli ko ci yi ñu fi fekkoon fas yéene ciy dox ginnaaw loolu nag déggin yu baree bari waxtaan wi jur na ko ndax xëy na ci wàllu encadrement juridique bi nga xam ne doon na ko wax ak loi yu réew mi ni mu tëddee ba nga xam ne sax yenn kuréelu diine yi xëy na loi wu Sénégal encadré wu ko encadrement bi ci war reconnaissance bi mu war a am amu ko joxe na ci misaal lu mel ne daayira yeeg yu ni mel bu dee kuréel gu mel ne Touba ca kanam dafa nekk ci ron xalifa général des Mourides kon dafay mel ne bu fekkee loi wu Sénégal bàyyee wut xel ni mu war a bàyyee xel yenn tarixa yi faaw dafay yóbbaale Touba ca kanam ndax Touba ca kanam dafa nekk ci biir ron xilaaf ak yoonu murit nga xam ne moomeelu yoon wi la lii xaw a def différence tuuti nag mooy Touba ca kanam day kuréel goo xam ne day intervenir ci ay domaines yoo xam ne ay domaines de compétence commune la wala état ci ni nga ko waxee te loolu bu boobaa dafay laaj ñi ci nekk xam bu baax a baax fan la ñu war a tàmbalee ak fan la ñu war a yem ak mbir mu nekk naka lañ ci war a duggee ak lan moo peeg loolu ci li nga xam ne buñ ci bëggee dugg ci la ñu war a jaar te mu nekk anam gu rafet ndax partenariat buñ koy wax mooy kenn ku ne xam fan nga war a tàmbalee ak fan nga war a yem loolu moo tax waxtaan wi doon waxtaan wu am solo li nga xam ne nag moo ci gën a mat a bàyyi xel ci anam yu bari mooy Touba ca kanam ci boppam lan la forme juridique ban la am Touba ca kanam bi mi doo commencé association la rek dem nañ nag ba xam ne dayo bi war na koo jéggi war na koo romb ndax yaa ngi wax léegi ci wàllu partenariat ak it yaatal Touba ca kanam ci biir réew mi ci bitim réew ci biir loolu Touba ca kanam am na yeneen jéego yu muy teg jëm ci kanam wante bi mu tàmbalee ak léegi dafa yàggagul ndax Touba ca kanam ci ñeenti at ak ay weer rek ci la tollagul bi mu tàmbalee ak léegi te xëy na bi muy doog a commencé nekkut woon loo xam ne dañ ne nañu def étude de projet wala de faisabilité ci Touba ca kanam ban nan la war a demee étudier ko documenté ko ba noppi doog a engagé wu dañoo commencé rek liggéey bi ànd ak orientation yi moo tax année yu njëkk yi ñu liggéey ci Touba ca kanam li ëpp ci liggéey bi moo doon fexe ba samp Touba ca kanam ba mu dëgër évaluation yooyu nga doon wax bilan financier yeeg yooyu yëpp organisé nañ ko tërale ko noo xam ne
créer benn climat de confiance buy tax nit ñi mën a wóolu Touba ca kanam ba mën ci def seen contribution loolu nag daf ànd nag encadrement ànd na aussi ak organisation parce que bu ñu waxee association am na lu mu war a am wante yéegal nañ niveau bi def benn type d'organisation interne boo xam ne permettre na Touba ca kanam man di dox normal ndax instance yi nga xam ne ñoo war a taawu liggéeyu Touba ca kanam yi ci nekk samp nañ ko ba mu taxaw ba dëgër bu ko defee nag li nga wax ci diggante partenariat yooyu nga xam ne moom la ñu war a seqal wala ñi nga xam ne xëy na ñoom la ñu war a amal ay convention de partenariat te leneen li aju ci commune bi leneen li aju ci état wu Sénégal loolu forme bi ci Touba ca kanam di doxee bi ci gën a yaatu mooy bu ñu amee projet bu ñu war a def ba dem ci sëriñ bi ba mu joxe ndigal bu ñu boolee Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo yor kàddoom dañuy woo ñi nga xam ne ñoom domaine boobu seen domaine la ñu bokk ak ñoom jataay ñu bokk toog waxtaan bu ñu bokkee toog waxtaan tënk ñoom ñu xam li ñu bëgg a def lan ak lan lañ bëgg a def ñoom ñu xam lan moo ci seen position lan moo leen ci waroon ak ñun ñu juboo ci loolu ñu jóg commencé entamer liggéey yooyu bari na ci yoo xam ne noonu lañ ko defee bu dee commune bi dañuy déplacé wu li ci ëpp dem toog ak maire ak ay collaborateurs am ñu bokk waxtaan tënk li ñuy waxtaan ñu xaatim ko jóg dox ci biir loolu nag amaguñ ci jafe-jafe bu jafe-jafe bu rëy bu ñu mën a teg baram donte nag léeg-léeg mën na indi tuuti complication man na maa jël exemple bu mel ne santé bi ñu tabaxee poste de santé yi bi ñu koy tabax ci étape boobu lañ ko jaar mais bi ñu paree am na tuuti kii jafe-jafe bu ñu xaw a am ndax Touba ca kanam bëgg-bëggam mooy dugg ci gestion bi ndax santé de proximité la ñu commencé ay poste de santé la ñuy tabax poste de santé dafay am lu ñuy wax comité de développement sanitaire boo xam ne diggante population bi la ak district sanitaire bi ak commune bi bu ko defee préfecture ki fi nekkal état mën a wala sous préfet mën a superviser mais loolu ñoom am na neneen nuñ ko gisee parce que dañ ne loi bi prévoirul ko am na nu mu ko prévoirul donte ñun xam nañ ne ci réew mi am na ci ay organisation yoo xam ne am nañu possibilité jàpp ci gestion wu santé ci seen ay structure yu ni mel am na wante loolu mujj nañ waxtaan ak ñoom ba trouver beneen terrain d'entente mais niñ ko bëggee woon taxul ñu amee ko noonu loolu nag dafay duggaat ci biir li nga doon wax léegi bu dee nag lu jëm ci yeneen domaines yi nga xam ne ay domaine compétence commune la lu mel ne éclairage public loolu moom dañ ci ànd en parfaite collaboration d'ailleurs liggéey yi ñuy def sax ñun ak ñoom ñoo koy séq loolu bu dee ci domaine bi nga xam ne compétence su état la mën naa ci jël exemple lu mel ne assainissement bi biñ ci àggee lu mel li ma doon expliquer léegi suñu diggante Cheikh Mouhamadul Bachir te Serigne Mountakha boole ñu mu woo ONAS ñi nga xam ne ñoo yor domaine boobu seen domaine de compétence la ak AGEROUTE parce que dafa laal tali ñu bokk toog waxtaan ñoom ñu génnee ci li ñu waroon a def ay points yoo xam ne ñoom ñoo ko waroon a ay réalisation type de réalisation ñu waroon def ñu bàyyee ko Touba ca kanam parce que xam nañ ne buñ ko àndee ci les résultats yi ëppee ci lay gën a gaawee ndax liggéey bi yaatu na bari na te kenn ku nekk mën na cee jàpp ci ak wet ci anam googu la ñu ànde dox ci ba fiñ ci egsi ni benn at la ci Touba ca kanam liggéeyagum mais nag dégg naa ci biir waxtaan wi ne laaj na bu baax ñu renforcer waat li nga xam ne moo ñu war a lëkkale ci wàllu partenariat ci loo xam ne dañ ko war a gën a yoonal laaj na renforcement xëy na li ko defoon te ma doon ko wax léegi ci commencement bi mooy Touba ca kanam doog a door gi mi doog a door nga xam ne li ñu réalisé gun boobaak léegi ñun dañ koo jàppee rek daanaka échantillon la par rapport ak li ñuy mébét bëgg koo def ci domaine yépp loolu moo tax au fur et à mesure ñuy avancer di gën a pérenniser partenariat bi en même temps di ko gën a formaliser loolu ñu ngi ciy avancer ci jéego yu am solo invitation bi ñu la invité waxtaan wi nga waxtaan day dugg ci biir loolu kon ñoo ngi am mbégte bu baax di sant ci waxtaan wi xam naa yi ñu wax nii bu fekkee am na loo ci war a ñëwaat parce que waxtaan loolu da ci am solo léeg-léeg jokkalante bu doonte sax am na fii ñu ci bëgg a poser question bu fekkee yéen ñi yor jataay bi heure bi maye na ko loolu day tax ñu gën cee am ak dégg gën a comprendre te léeg-léeg ñu mel ne sëñ Boubacar Camara mi ay jàngalekat la ñuy doon loo xam ne boo toog ak ñoom da ngay mel ne élève buy laaj ki koy jàngal muy wax ñuy noté kon daal ñoo ngi sant bu baax a baax di jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf président sëñ Abdou Fatah ñoo ngi lay sant baax ci kaddu yi
kon dañuy jox sëñ Souhaïbou Mbacké mu indi contribution su ko defee bu noppee ñu jox sëñ Abdou Lahad Samb mi nga xam ne moom mook sëñ Boubacar ñoo ànd liggéey bi am na it ñu am ay question yoo xam ne bu noppee dañ leen jox ñu laaj ko docteur incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين mbokk yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp ci nuyoo yi gën a tedd muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di am mbégte lool ci bokk ak yéen jotaay bu tedd bii ak ci weer wu tedd bii di ñaanal sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom gën koo yokku wér gën koo yokku tal gën ko yokku man yàlla wane ci moom xar baax ba li mu naal yépp bëgg koo liggéey ci dëkk bi bëgg koo liggéey ci xam-xam suñu borom mottali ko te dam ko bëggee dañu ànd caag moom lu baree bari gannaaw bi nga xamee ne président wala docteur wala maître luñ ci wax rek ci titre yooyu yaayoon na ko def na exposé bi ba noppi ak it si Abdou Fattah mi nga xam ne moom mooy président Touba ca kanam leeral yam ci yokk gis nañ ne kon am na Touba ca kanam loo xam ne war na ko leeral wala war na ca wut xam-xam sàkku xam-xam ngir aw doxinam gën a mën a jub lu mel noonu comme que moom président teew na te moom loolu domaine am la xam-xamam la loolu la jàng docteur la en droit avocat la ci barreau de Paris léegi su boobaa moom bañ seen disposition lépp lu ngeen ko bëgg a laaj rek ci lu mel noonu moom pare na pour jëflandi ci ak yéen ba mu leer yàkkamtiwul la ca toppaat tamit mooy lépp loo xam ne tamit xëy na da ngeen ko aajowoo ëllëg ci mën na dimbalante ak moom ci statut juridique yi ngeen soxla ak yenn conseil yi nga xamee ne dafay laaj wàllu yoon te xëy na loolu seeni xam-xam jëmu ca su boobaa moom tamit pare na pour lu mel noonu ma jàppale leen ci ndax loolu daf koy dugal rek ci buntu xitma yéen xitma ngeen di def maanaam liggéey ngir nit ñi liggéey ngir Serigne Touba léegi da ngeen ko def yéen ci façon boo xam ne da ngeen di jariñ nit ñi bu fekkoon ne dañoo lëndëm ngeen fexe bañ am ay lamp muy mën a leer bu fekkee dañoo ñàkkum ndox ngeen fexe ba am ndox dem fa bu fekkee dañoo feebar bëgg a faju ngeen fexe ba ay poste de santé jege leen yéen ci façon boobu ngeen koy defee moom it muy def xidma ci beneen façon mooy ci façon wu jàngale ci façon wu éduquer ci façon wu yar ak ci façon boo xam ne nii xëy na muy gën a large loolu mooy ci politique lépp moom ci xidma la dugg maanaam yi ngeen nekk ci genn wàll rek moom la mu nekk ci genn wàll loolu lépp dafay wane kon richesse bi nga xamee ne moom la Sëriñ Tuubaa am moom la mouridisme am loolu tamit moom wax nañu ko pare na pour dimbalante ci ak yéen ni ngeen ko soxlaa lépp loo xam ne nii moom xam na ko ci wala mën na ko ci loo xam ne nii aaja ngeen ko ci wàllu droit soo boobaa moom dana ci dimbalante ak yéen bi ngeen am ko ni ngeen ko bëggee loolu moom ma daralee ko seen xel xanaa su ko defee kon nañ koy tënk foofu rek ku dee bàyyi intervenant yi nga xam ne bëgg nañoo laaj président ñu posé ko seen question su boobaa moom pare na pour tontu question yooyu après su fekkee dee bu fekkee ne président si Abdou Fattah am na yeneen ñu ci bëgg a yokkaat mu yokk ko ci président daal mi ngi fi ba saa yu ngeen pare ci moom rek incha allahu taala ñu door a yeewi ko wasalaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Souhaïbou kon dañuy jox Serigne Abdou Lahad Samb mu sànni ci ay kàddu rek bu noppee ñu tàmbale ci laaj yi Serigne Mame Thierno Ndiaye am na laaj Serigne Modou Korolo ak ñeneen ci mbokk yi ko ci am laaj rek président mi ngi fi ñu mën ko koo laaj incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو القيوم فأصلح لساني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة العين ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla a Cheikh Mamadul Muntaxa al xalifatul am li tarixati aw li taifatil muridi ay dawlaw nasara xaafizawullah waran yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér ak mboolem rakam yépp ak mboolem ku bokk ci yoon wi di ko ñaanal sëriñ Habibu mi nga xamante ni ibnu Cheikh Modou Fadal
moo nekk ci bopp Touba ca kanam ak mboolem ñu ko àndal waaye di ko ñaanal Serigne Bassirou Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khader mu yor kàddu yoonu murit ak njabootu Sëñ Touba gépp ñuy nuyu bu baax waa Touba ca kanam ci turu le président Boubacar Camara di leen nuyu Serigne Abdoul Fattah ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp ci liggéey bi di nuyu ñi mu àndal ñëpp comme ni mu ko tuddee ba ci soxna Khady Thiam mi nga xam ni mu ngi ñëw ànd ak jigéen ñi moom it mu mel ni intervention bi may wax mooy point yi président Boubacar Camara andi te slogan wu Touba ca kanam ku dégg xasaayat gii Serigne Moustapha Seck jàng rek sa xel dem ci Touba ca kanam mu ne wa maskan ni sallim minal fujaar yi wam nun ala ahli bi ma an jaar muy nekk ci Matlabul Fawzayni loolu day wane ni président deful xaarujul mawduu deful hors sujet waxtaan wiñ ko tegal rek moom la fi andi li ko waral mooy Serigne Touba dafa wax ne wam na nga def sama dëkk bii mu doon dëkkub jàmm ci bépp wa maskan ni sallim minal fujaar ña nga ma dàqal bépp tooñkat ci dëkk bi waaye wam nu na nga sécuriser na ñu defal sécurité ala ahli ci képp ku ñu dëkkal waaye bi ma an jaar ci ndox moo xamante ni dafay nekk kon ndox moom it mën naa nekk ndoxum naan mën naa nekk ndoxum lu ne xéewal la rek lañ ko mën a déggee waaye kon li mu wax ne Touba ca kanam luñ gën a def ñu am sécurité doyut ndax yoonu murit ku ne xam na ni yàgg naa am ñu ko bàyyi xel te liggéey bii ngeen def muy liggéey bu rëy nga wax ni échantillon la fi ngeen jot a jaaragum kon lu ngeen da jot a def ci lu baax weesu ngeen ko li nekk seen kanam moom ngeen di xool loolu nag borom dëkk bi moo ko bind moo waxal boppam wax ni sama tey junne day gàcceel sama démb kooku ay waxam la kon képp koo xam ne taalib Serigne Touba nga boo defee jëf tey ëllëg war ngaa dépasser loolu nga defoon ngir nga mën a am jéego yu gën a kawe yooyu kon président nekk borom xam-xam bu rafet ni ko Serigne Soy bu Mbàkke waxe nekk koo xamante ni jiite na lu baree bari ci réew mi am xam-xam bu bari waaye doon taalib Serigne Touba kon kooku Touba ca kanam da koy tàllal loxo moom it mu tàllal loxo Touba ca kanam ndax ñoo bokk benn pas-pas muy liggéeyal Serigne Touba ndax ni ko Serigne bi présenté léegi inspecteur général d'État jaar na ci nekk directeur général bu douane entre 2000 ba 2004 jëlee douane ci koom-koom bu suufe yóbbu ko ci koom-koom bu kawe nekk mboolem poste yi nga de responsabilité yi nga xamante ni Karim Wade yoroon na ko muy infrastructure transport aérien coopération internationale ak énergie moom moo nekkoon secrétaire général ministère boobu ni ko Serigne Soy bi di waxee plan tàkkal ci xelam la jóge cité bul douane bii ñu def ca Ndakaaru ci xelam la jóge ci compétence am ak xarañam la ko defee waaye nekk expert ci wàllu maritime xam-xamam màcc ci énergie kon loolu Sénégal soxla na ko àdduna soxla na ko waaye yoonu murit moo ko gën a soxla mu yaakaar Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Saliou kon kooku bu ñëwee ci plateau bu riche bii nga xam ni Serigne Touba moo waxal boppam ni inna lazina saaro li xidmati fa lahum diyaaro wasal janna gaa yi njëkkante di ma liggéeyal suñ borom na sàkk ay malayka yu leen tabaxal ay kër ci biir àjjana te murit boo gis benn yitte lam muy liggéeyal Serigne Touba dellu waxaat ne wax di hawa eji lazina daamoo fii xidmati wablahum maaraamoo yàlla fajal aajo yi ñu sax di ma liggéeyal te luñ sàkk nga may lu kawe loolu kon le président bu toogee nii xel dana gën a dal xol dina gën a sedd kon Touba ca kanam ngi lay talal loxo waaye murit yëpp it ñu ngi lay talal loxo wasalaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad kàddu yi am na solo lool kon laaj yi la ñuy tàmbali jox sëriñ maam Thierno Ndiaye mu laaj docteur question bi nga xam ne moom am na ko ci biir waxtaan wi sëriñ maam Thierno bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa Touba ci kanam yëpp di nuyu suñu gan gi nga xam ne moo ñu doon defal waxtaan wu am solo wi ñu di ko wax docteur Boubacar Camara di koo xam ne ku ñu yàgg topp la di boroom xam-xam bu mag xam naa li ma ko doon laaj mooy ci association maanaam yan bénéfice la mën a am xaw na koo junj sax
ci maanaam ci douane ak lépp loo xam ne daf koy importer wala loo xamante ne bi da koy dikkal yan bénéfice la ci mën a am mu gën ñu duggal ci loolu daal loolu laa bëggoon mu ñëwal ma ci daal xam naa li ci des damay jox suñu Alpha mu ñëw ci jërëjëf. voilà salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Alpha Amadou Thiam la ñu ngi nuyu sëñ Boubacar laaj bi ma bëggoon laaj mooy Touba Ca Kanam benn kuréel goo xam ne du politique maanaam communément appelé c'est apolitique nga xam ne lépp loo xam ne maanaam bu ñu ne duñ politique maanaam ci langue politique bi Touba Ca Kanam yooyu dañ ko ci kii daal maanaam benn association la léegi noonu yow en tant que expert ba pare di yëngu ci mbiru politique yan conseil nga ñuy jox nga xam ne durée bi nga xam ne am nañ ko depuis 2016 nga xam ne mbiru politique ñu ngi ko ñagal ñu ngi ko ñag yan conseil nga ñuy gën a jox ba ñag googu ñu ñag ko nga xam ne duñ ko politiser duñ ko def dara mu am une durée très longue ak nan la ci nitu politique nit koo xam ne day yëngu ci biir politique man cee nekk te activité am du ko mën a fësal ci biir kuréel gi maanaam nan la ci nitu politicien mën a bokkee ba pare di ci jëf lu mu ci war a jëf te keneen koo xam ne du ci nekk di ko xoolee wala di ko xoolee association bi boobu question laa bëggoon poser. jërëjëf Alpha Amadou Thiam sëñ Baara Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyuwaat mbooloo mi di leen siyaare di leen jaajëfal bu baax di leen ndokkeel ci bisu tedd yi ñu nekk di nuyu bu baax suñu gan yu tedd gi ñu am tey suñu Boubacar di ko siyaare ak mbokk yu àndal xam naa ñaari laaj yi may laaj maa ngi doon xalaat sax président ñëw si waaye jotu see ñëw muy Touba Ca Kanam suñu Boubacar noo leen a xalaatee ban fexe ba duñ mën a am ñaari Touba Ca Kanam rawat na ci bitim réew ndax bu dee association xaw naa am toute différence ak daayira ndax daayira moom dañuy dajale seen addiya di jox sëriñ bi waaye nag bu dee association day dajale addiyam ba noppi di ko liggéeyal boppam ba noppi ñu tasaaroo fu ne si adduna bi Touba Ca Kanam nan la mën a moytoo ba du am ñaari Touba Ca Kanam yan xalaat nga ñu say andil li ci des it yaa ngi juñu ne pour ñuy moytu bu fekkee état day dugal alam ci biir kuréel gi dana dikk di ko càmbar ci ban domaine la koy dugal ba noppi mën kaa càmbar bu dee si wàllu social la wala ci mbooleem yi ñu jëfandikoo yëpp loolu boo ñu si mën a gën a leeral ñu sàkku sama xam dina jaajëfal bu baax a baax. sëñ Modou Korolo bismillah kii rek moo ci des moo tax moom rek moo ci des boo tontoo rek moo boole yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp te di leen ziyaare di nuyu suñ gan gi di ko jaajëfal bu baax ci exposé bi macha allah donc ñaari laaj laa amoon waaye benn bi dafa mel ne suñ baara ñëw na ci xam naa benn bi ma dese rek mooy dama doon laaj ci wàllu yoon ak ni jamono doxe ndax Touba Ca Kanam ni mu amee doole ci biir réew mi noonu la amee doole ci bitim réew wala sax xëy na ci biti la ëppee ndax waa diaspora bi ñi ngi fi ñi ngi lim fi mu nekk nii 60 et quelques pays yoo xam ne am nañ fa ay représentants yenn yi ñu am fa ay coordination yu dëgër a dëgër di fa collecté xaalis bu bari aussi di ko indi ak ay matériel aussi di ko indi léegi ci noonu est-ce que Touba Ca Kanam mën naa jug def directement ci réew yooyu lëkkaloo ak état yooyu nga xam ne Touba Ca Kanam mooy jugal boppam dem waxtaan ak gouvernement bu Amérique par exemple bu dee Amérique la bu dee France mu waxtaan ak gouvernement bu France liggéey ak moom directement ba li mu bëgg mu am ko sans mu jaare ko ci état bu Sénégal mooy première deuxième bu fekkee daf koy jaare ci état bu Sénégal ban moo ci gën pour ñun donc ñaari question yooyu laa amoon di ko laaj di rafetlu bu baax jotaay bi jërë ngeen jëf. jërëjëf mu mel ne kon soxna Khady Thiam dafa bëgg joxe benn laaj ñu tëjee ko laaj yi incha allah su ko defee bu docteur tontoo ba noppi taalifkat yi ñu ngi fi ñu war leen a dalal ñoom it ñu indi yëkkati ay bayit incha allah. kii mu bëgg laaj benn question rek
baax na kon docteur loolu moo fi teewoon ci ay laaj. jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax ci seen invitation encore une fois président dégg nañu sa wax yaakaar naa ne yow mënoon ngaa def conférence bi soxla woon sax ngeen may woo parce que problème yi da ngeen ko dund su ma comprendre bu baax da ngeen tàmbali commencé def ay activités commencé màgg mais ca njëlbeen ba bi ngeen koy sumb liggéey bi nga xam ne bii ci wàllu sécurisation la ni ma ko mën a tuddee en général commencé wu leen ko loolu nag li koy expliquer mën na yomb parce que bu dee dafa nekk ci ëttu sëñ bi nekk kuréelu sëñ bi ndigal rek day doy bu ko defee yow doo gisagum pàkk yi ci am kilifa nag boo ko amee doo ko indil pàkk bi da nga koy indil solution bi doo ñëw ne ko sëñ bi day ñun problème bii la ñu am ak lii kii ak kii ñooy werante lii déedéet da nga ñëw ne ko sëñ bi day lii moo fi amoon comme problème nii lañ ko saafara bu ko defee mu sant leen ci kon fitna moom kenn du ko indil kilifa pour éviter ko indil kilifa amul organisation amul ci àdduna bi loo xam ne lii mën nga taxaw ba ne du am problème ëllëg sama sëñ bu baax bi sëñ Moustapha Sall daf may wax ne dafa am ñaar ñoo xam ne kenn mënatu ko am ci àdduna mën na ko ñaari lan la mu ne kenn mënatul gagner guerre ci àdduna mu ne ma États-Unis bu guerroon ak Gambie tamit ay négociation la ñuy mujj kenn mënatul gagner guerre ci àdduna bi ak noo mën a toll gis ngeen fan yi États-Unis nu mu génnee Afghanistan loolu mu ne ma benn ñaareel ba munoo am autorité ak autorité bi nu mu toll te kenn du la weddi ak noo mun a tolli ñu contesté la sunu borom subhanahu wa taala gis nga li mu jaral ñenn ñi pour weddi ko donc loolu bu amee nag nga taxawal association da ngay fagaru doo xaar ñu naan la ëllëg nii nga waroon a def wala boo ko defee woon nii moo tax ma ne yenn question yi ñuy soulever lu jara bàyyi xel la lu amul yàggal c'est-à-dire que du loo xam ne lii da nga naan naa xaar ba ëllëg ma defar dafa am urgence benn bi moom mooy affaire wu bénéfice wu exonération yi ak yooyu maanaam ngay liggéey di indi matériel nga war ci fay droit de douane nga fexe wala nga nekk ci procédure boo xam ne bii doo ko fay loolu dafa dépendre ci ñaari yëf dafa dépendre d'abord ci sa statut bu dee sa statut permettre na la ko nga nekk diplomate wala sa association am statut diplomate mën na am droit ci exonération beneen bi mën nga ko am ci liggéey bi ngay def bu dee liggéey bi da nga koy def ci koo xam ne kii bénéficiaire bi dafa am régime statut bi mën nga ko bénéficier mais loolu kenn du ko def au coup par coup c'est-à-dire que tant que réglementation bi prévoir ko avant mënuloo ko am même bu dee don la par exemple yenn saa yi dañuy ñëw ñu ne bon am naa don conteneur bi dañ ma ko may dañu dajale ay livres ñëw même bu dee don bu fekkee ne yow nekkuloo ci kaaw don yi nga xam ne prévoir nañ ko mënuloo ko bénéficier donc lii du loo xam ne lii mën nga ko am te prévoiruñ ko avant te lii tax nga mën ko am mooy sa statut te aujourd'hui boo xoolee statut Touba ca kanam statut la boo xam ne bii mun naa wax statut bu précaire la ci wàllu droit laa waxuma ci wàllu xalaat bi ak ci wàllu liggéey bi ak ni mu demee mais ci wàllu droit dafa nekk statut boo xam ne bii dañ ko war a gën a sécuriser donc moo tax exonération yi ci loolu la dépendre réforme boobu ngeen def pour xam ndax da ngeen di nekk ONG loolu nag yéen a koy xool est-ce que nekk ONG ëppul importance pour régler waale problème mu yeneen réew yi ak yooyu est-ce que gënul est-ce que burul ONG est-ce que nekk fondation d'utilité publique gënul est-ce que yéen a xool ban statut moo gën mu leen di permettre ngeen mun a def seen liggéey mu gën a yaatu intervenir ci domaine yu bare
te doo leen am benn problème loolu moom laa bëggoon tontu bon affaire apolitique bi sëñ Alpha Thiam moom mooy problème organisation yëpp parce que texte yi fi mu mun a yem mooy organisation bi c'est apolitique waaye texte mënul wax ne nit ki tu es apolitique organisation bi mooy apolitique donc moo tax ci texte yi bu ñu koy bind souvent dañu naan l'organisation est indépendante de tout parti politique ou mouvement et cetera donc c'est l'organisation ci boppam donc organisation bi amul droit di traiter ay sujets yoo xam ne yi dafay jël ay position politique warul aussi warul mu dépendre ci benn organisation politique warul joxe par exemple ay consignes de vote warul même bu fekkee président association bi dafa nekk président parti politique man su ma newoon léegi président parti politique nekk président Touba ca kanam war naa mun a fexe ba nga xam ne ci sumay yëngu-yëngu su ma nekkee ci parti politique bi di wax ak su ma nekkee Touba kanam da ngay foog ne ñaari nit la loolu moo jafe nag donc image bi ngay projeté ak utilisation bi ngay def parce que image bi rek sans nga wax mën na créer problème waaw bu ñu nekkee en pleine élection ñu nekk campagne électorale Touba ca kanam am activité ñu invité ma man en tant que candidat du ma ñëw ne candidat la mais su ma ñëwee def waxtaan ci Touba ca kanam jox ngeen ma tribune boo xam ne bii ci wàllu politique dara mënu leen ko tere mais mën nañ leen jam ci loolu donc yéenay am intelligence su xam en fonction contexte politique bi naka ngeen di def loolu dafa am solo bu baax a baax nit ñi mënoo leen tere ñu def politique mënoo leen tere ñu cabaxal xam nga man maa yore micro bi fi mu ne nii su ma neexoon mun naa fi sànni ñetti bomb yoo xam ne yi Macky Sall dootul nelaw mais du ma ko def parce que conscience bi ma am ne waruma def dara loo xam ne nii dafay yàqal Touba ci kanam moo tax mais ñëpp yemuñu am na ñoo xam ne dañu bëgg buzz ñoo xam ne dañu bëgg a feeñ dañu ñàkk taalibe dañuy ñëw def lu leen neex yàq bàyyi fi dégâts boo xam ne bii doo xam noo koy fajee loolu nag yéenay conscientiser seeni nit di leen ko expliquer loolu moo gën a jafe yow sa question bi moo gën a jafe ci yëpp ci association yi dañ koy def ASC yi dañuy am problème boobu waaw dañuy ñëw naan ku la nekkal soo ma nekkalee ma nekkal la yooyu yëpp genre trafic d'influence la genre corruption sentimentale la boo xam ne waru leen ko nangu boo leen gisee signes yooyu rek da ngeen koy arrêter tout de suite mais ça ne veut pas dire aussi que da ngeen di stigmatiser homme politique yi nga xam ne dañu bëgg a nekk ay taalibe mën a liggéey ak yéen da ngeen leen di bàyyi ñu am yaatu biñ ci war a am mais ngeen xam kañ ngeen leen di jiital ak naka ngeen di fexe ba du am influence loolu liggéey la boo xam ne yombul loolu laa amoon vraiment ci conseil bu ma leen ci jox sëñ Bara Mbacké ñu ngi lay ziar bu baax di la sant di la wax ne loolu défilé bu mag affaire division ci mouvement yu mel nii kenn mënul am garantie que doo am 2 3 4 doo am divergence c'est un problème de personnalité association lu mu am doole ambition yi mën na mbëkkante te mën nga nekk président def benn erreur bu ndaw keneen koo xam ne mu ngi doon toog di la yeeru di xaar nga def erreur ca lay profito daal di lay yekk lu mel ni xeme daal di ñëw développer beneen scission mun na ko profito jaarale ko ci bu nekk bitim réew mun na ko sax jaarale bu nekk fii mu nekk coow loo xam ne ni doo xam foo koy fajee donc pour éviter mu am plusieurs scissions transparence ngeen di def lépp loo leen di def mu leer ngeen wax ko def une bonne communication ba nga xam ne ku ñëw bugg a yàq même bu fekkee dafa am ay argument bu argument yi jarul yàq nit ñi dañ ko naan sawaay yow li nga wax ni dëgg la am nga raison ci lii waaye lii nag jarul ñu yàq lu mel ni toujours ngeen mettre de l'avant l'objectif ngeen mettre de l'avant ndigal bi nga xam ne moom ngeen am parce que fii yàgg ngeen fekkee ay yëngu-yëngu yu bare fii ci kër gi ak Touba ay yëpp yoo xam ne li koy indi souvent benn point de vue bu ndaw la bu kenn di développer loolu yëpp dafay am et toujours day am solution mais yéen mu bañ a am problème moo gën ngeen di fexe ba muy am problème ba kilifa yi di ci jot parce que bu ñu la xasee ba sas dara da nga koy fexe ba du ci am donc li ma mën a wax daal pour mu bañ a am ay plusieurs Touba ca kanam moo bañ a am ay division mooy transparence ngeen leeral statut bi leeral affaire u xaalis yi def une bonne communication ba pare ubbi yaatu li koy indi souvent mooy ñi jiitu jëkk ci mbir mi doxal ko ba mu yegg wolof day wax ko lu sotti am borom su ñeneen ñu bees ñëwee boo leen commencé siis rek day indi problème donc ku bees bu ñëwee aussi bugg a bokk da ngeen koy yaatal ubbi ku nekk lu mu mën ci compétence ngeen def ko xam ne li ngeen di def seen waar rek ngeen def koo xam ne ki yow xamoo ndax di nga fekkee ëllëg
mënoo fi siis koo xam ne mu ngi fi parce que moomu loo ko donc loolu en général moom mooy nekk vraiment problème mu association yi bon affaire subvention état nag kooku moom xaw ma lan moo ci seen doctrine ak nag ngeen ko def mais état moom boo xasee ba bénéficier dërëmam am na droit contrôler ak foo mënut dugal dërëm bi su fekkee dafa def subvention dugal ko sa état wala nga nekk organisme boo xam ne da ngay bénéficier de la contribution de l'état am na droit contrôler nii wala naa moo tax loolu da ngeen di def doctrine bu leer ngeen xool naka ngeen koy defee su dee c'est des dons en nature su dee dafa am ay convention maintenant de partenariat avec état bi ci convention yi ngeen di fixer benn paragraphe sur les contrôles en disant que le contrôle se limite à telle action sur telle parce que mu nekk un contrôle ponctuel sur subvention mais boo ko bàyyee rek mu nekk une subvention générale ah boo xam ne surtout dafay répété wu loolu bu xasee ba am rek état day am droit dem seeti fan la xaalisam nekk parce que loolu aussi yoon la parce que xaalisu ñëpp la boo jëlee mooy américains yi soo gisee projet yi ñuy def yëpp ay Millennium Challenge yëpp ñuy def dañuy considérer ne xaalisu américains yi nga jël jox ko beneen réew donc boo ko joxee beneen réew wax dëgg yàlla war nañu mun a xam expliquer américains yi fan la jógee parce que après dañuy def un rapport au congrès pour wax ko xaalis bi fan la jógee et cetera pour éviter ay yàqu-yàqu moo tax yéen daal yéenay xool seen doctrine bu dee bëgg ngeen yenn contrôle yi parfois ça peut être une bonne chose mais parfois aussi mën na indi ay jaxasoo yoo xam ne yi du ko jar beneen bi sëñ Modou Kurolo pour affaire représentation moom mooy li ma la wax rek xam nga Vatican dafa am Vatican Italie la nekk maanaam moom mooy këru communauté chrétienne mais Vatican dafa am rang wu ambassade Sénégal day envoyé ay ambassadeurs au Vatican parce que dañ ko reconnaître foofu donc schéma boobu c'est un schéma boo xam ne bi ça peut bien marcher au Sénégal ci wàllu communauté yi nga xam ne dafay am entité yeneen états yi bëgg a traiter directement ñu traiter parce que dayoo communauté bi la mais loolu boo koy wax nii peut-être nit ñi dañ naan waaw kii li muy wax nii lan la mais en fait boo xoolee dayoo yenn communauté yi ah mën na am rang boobu et rang boobu bu amee conséquences yi muy am ci wàllu koom-koom xamuloo ko sax du question rek ay reconnaître dayoo mais dafa am ay relations yoo xam ne mën nga ko def directement ak ñoom ak ay relations diplomatiques ay représentation loolu dafay développer rayonnement communauté loolu c'est des schémas yoo xam ne yi loolu du ñun ñoo koy décider communauté bi moo koy peut-être sax communauté bi soxlawu parce que aussi dafa am ay servitudes yu mu àndal yoo xam ne peut-être communauté bi du ko soxla peut-être ci njàngale sëñ bi aussi am na fu mu jaar ak tubaab bi ak yoo xam ne yi am na ci lu mu digle loo xam ne peut-être dëppoowul ak moom mais ñoom bu ñu ko étudier dinañu xam quelle est la meilleure solution moo tax ma ne lépp looy def ci comme ay loi orientation loo xam ne dafa jëm ci communauté yi surtout affaire u diine il faut que mu am concertation ak ñëpp donc loolu mën na am mais juridiquement bu la neexee nga def ko rek mais da ngay nekk toujours en dehors de la loi mën nga ñëw def say action tout ça comme ni ngay defee nii mais toujours en dehors de la loi et li gën a compliqué mooy nga def ay projets yoo xam ne yi bailleurs de fonds yi nekk étranger dañ ci dugal seen xaalis yéen ngeen dugal ci seen xaalis état bi dugal ci seen xaalis xam nga cas bi nga expliqué ñoom dañu génn Ageroute dafa génn ONAS génn ñu bàyyi leen ngeen def xam nga bu boobaa yéen a ko def dina am yeneen type de problème mu gestion problème mu entretien parce que boo defaree sa alal ba mu baax nga jël ko suba nga jox ko gars yi ñu dem saboter ko wala ñu gérer ko comme il faut comme il ne faut pas donc dafay métti sa xol nga defar sa dispensaire ñëw ëllëg gis ñu gérer ko noo xam ne wala du am équipement bi war wala du am personnel bi war te comité de gestion bi prévoiru la donc le combat mooy ci comité de gestion yi wala ci convention yi ngeen di signer ngeen prévoir participer ci gestion bi waaw ngeen am ay représentants ngeen am un œil ça se fait loolu ça peut s'accepter mais loolu au départ nga koy prévoir sinon tu es obligé de changer toute la loi pour benn association loolu état bi en général du ko nangu mais bu fekkee nag investissement bi da ngeen ci dugg mu am bailleur de fonds bu lebal état bi xaalis supposons ñu ne dañu lebal état bi xaalis pour mu def tali bu jógee Ndaamaatu dem fële ñu dugalee xaalis boobu leb la leb bi dañ ko war a fay mu am ay intérêt yow nga ñëw dugal ci sa xaalis en même temps boo ci dugalee sa xaalis ñu leb état bi dugal xaalisam loolu noo koy àtte waaw ay compliqué
te yow li ngay dugal peut-être mën na am solo pour defar liggéey bi mais peut-être mën na bañ a mot bailleur bi li muy dugal yow di nga ko soxla mais boo ko soxlaa aussi dafa am ay cadre moo tax lépp looy def da ngay def ay convention comme mairie mën nga dem dugg ci beneen mairie beneen dëkk nga dem def fa liggéey ñooñu contesté la ne la mais yow Touba du Kanam nga pourquoi ngay ñëw fii Thiès nga ne da nga fiy def di wala Saint-Louis parce que sëñ bi defoon na lii defoon ni ñun d'accord commune boobu attaqué la ñu dem ci juge bi xool ndax est-ce que am nga compétence bi wala nga ñëw signé ak mairie boo xam ne amul compétence bi amul compétence transférée bi ba pare amul compétence géographique donc yow balaa ngaa signé ak nit di nga xam kan la sinon da ngay def erreur ci ngay signal te boo defee erreur ci ngay signal buñ koy faj dafa am yoo xam ne faxastaloom gis nga diine boo ci am na ku ko daan wax diine boo ci faxastaloo astafurla doy na ci waaye yu mel nii boo ci faxastaloo da nga koy fay te lim lay indil comme conséquence doo ko xam da nga koy xeeb nii waaye bu ëllëgee ñu naan kii moo def erreur kii moo deful erreur donc loolu dafa am solo bu baax gis nga par exemple autoroute bi ñu koy def fii état bi moo ñu ko commencé jël benn privé ñu def partenariat public privé bi mu commencé dem bailleurs yi ñëw commencé leble xaalis état bi dugal xaalisam donc am na xaalis bu état bi dugal am na xaalis boo xam ne privé moo ko dugal ne day fayeeku ci péage bi am na xaalis boo xam ne bii dañ ko lebal état Sénégal donc prix bi nekk nii ñu war a exploiter autoroute bi ñu naan prix bi ñi naan cher na ñi naan cherul parce que warul cher dañu mujjee renégocier ba état bi jël un pourcentage ci société donc loolu day am yooyu aussi mën na ay schéma la yu mun a am donc mais seen forme association bi permettre leen par exemple ngeen am yenn actions yi ci yenn société et pourtant loolu da ngeen koy prévoir man dal na ma fii ci benn société benn kii bu ma créé bi ma defaraatee le système Gaïndé dama créé benn GIE Gaïndé 2000 mu nekk benn groupement d'intérêt économique buy permettre ñuy jaay produit bi à l'étranger mais dem na ba développer ba produit bi nekk un produit international mais am na yu bare yoo xam ne mënu ko def mënu lever yenn fonds yi parce que GIE la parce que statut GIE boobu war nga ko mën a dépasser pour dem ci statut société anonyme wala dara donc loolu day am évolution même boo leen choisir au temps tey aujourd'hui ban schéma moo gën a baax bu ëllëgee mun na évoluer ba nga xam ne comme ni nga ko waxee li ngeen defagum comp la rek ci li ngeen war a def te comp la ci li sëñ bi santaane donc bu fekkee da ngay dem fu sori il faut ménager ta monture donc question yooyu moom mooy yi nga xam ne moom laa bëggoon tontu di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm. da ko bind ci arab sax dafa wax ndax association mën nga am sa tur ak yëpp ba ñu reconnaître ko keneen ñëw jël même nom boobu utiliser ko comme ëllëg kenn créer benn Touba ci kanam boo xam ne ni maanaam ñooy bokk tur ak ni ñu koy bindee yëpp ndax loolu mën naa nekk. léegi yaakaar naa ne loolu rek la ngeen ko parce que yéen war ngeen dem droit d'auteur dem fa ne leen Touba ca kanam la ñuy jënd produit bi même nom de domaine yi war ngeen jënd yëpp Touba ca kanam def ko ñu bindal leen ko ñu noté ko ñu ne kii moom mooy Touba ca kanam yéen a ko moom sinon man suba tax dama war a jóg sax suba def benn Touba ca kanam yow jox nga ma idée su ma demoon suba léegi droit d'auteur bind Touba ca kanam dañ ma koy jox bu fekkee amagu fa bu fa amee nag ba ñu enregistré ko kenn mënatu koo jël te loolu aussi da ngeen seet ni ngeen koy bindee waaw loolu gis naa ni ngeen ko bindee ci wolof vraiment bind bu wolof bu leer la am na ñoo xam ne yow dañuy bind wolof boo xam ne kenn xamul ndax français la kenn xamul ndax kii la donc loolu yëpp dafa am solo donc loolu mën na am bu fekkee ne enregistré wu c'est comme les noms de domaine site yi ngeen di def yëpp da ngeen di jënd nom de domaine yëpp mun ngeen jënd ba jënd li ko jege ak li nekk ci boor bi yëpp pour ëllëg ak waaw loolu yëpp dafa am solo kon nag loolu laa bëggoon a wax jërëjëf docteur waxtaan wi neex na lool am na solo lool wax dëgg doy luñ ci waaye waxtu moo ñu xaw a tënk ak it taalifkat yi nga xam ne ñu ngi fi ñu bëgg ñoom it ñu jege si bu ñu tàggatoo ak docteur rek ñu mën a woyal liggéey bi incha allah. waaw kon taalifkat yi mën nañoo yëg sax docteur mën ko fekk si bu ko dara tënkut. xam naa sama gaañ yi ñoom daam jaane ñoo ngi ne di jéglu bu baax am na benn question bu daw sama xel rek xam naa bu gàtt tontu bi mën a gàtt ndax gars yi ñi ngi soññee fan yi ginnaaw dañoo am na benn chef d'entreprise bu mag bu nekk Sénégal bu ñu doon waxtaanal ci affaire don moom sax déjà def na ay contribution yu mag ci Touba ca kanam
ñoom daf ñu xamal ne loi wu Sénégal prévoirut entreprise yi mën a def ay dons ci association yu mel ne Touba ca kanam wala kuréel yu mel ne Touba ca kanam benn rek lañ ko acceptel mooy croix rouge bu dul croix rouge rek loi mayewul entreprise bi génnee xaalisam def ko ci association à but non lucratif wala yu mel noonu. waaw loolu aussi c'est important xam nga entreprise boo ko yoree boo jëlee sa xaalis def ko don booy def sa calculu impôt don boobu da nga ko war a considérer comme charge boo ko considérer comme charge bénéfice bi ngay am day wàññeeku su bénéfice bi wàññeekoo taxe bi ngay fay ci bénéfice bi day wàññeeku léegi nag pour que nga mën ko déduire moom la ñuy wax la déduction li nga joxe ci xaalis pour nga wàññi ko ci bénéfice nga xam ne lii du xaalis boo gagné il faut que ñu prévoir léegi nag yow boo amul statut boobu ku la jox don lu mu bare buy def calculer entreprise am du ñu considérer ne xaalis boobu dafa génn comme don justement non dañ ko dañu prévoir croix rouge que boo mayee croix rouge dañuy considérer que c'est déductible mais justement bi ñuy taxawal ay loi au Sénégal bëgguma politique mais ñi fi newoon li leen fi nekkaloon mooy fexe ba li tubaab yi bëgg rek ñu continuer ko donc ñoom ñoo tànnoon ñi ciy bokk ak ñi ciy dul bokk léegi nag am na ay association yoo xam ne dañu am vocation religieuse booy changer texte bi da ngay wax ne les dons effectués pour les associations à impact social sont déductibles problème bi réglé wu entreprise yi mën la def mais léegi tant que amoo ko entreprise bi même bu la defaree don du tere ñu continuer considérer que bénéfice am da ci dugg kenn du ko considérer comme charge moo tax changer texte yi dafa am solo et catégorie boobu de ces associations à impact économique socio-économique dafa am solo ngeen fàtte bañ a prévoir affaire déduction merci. kon taalifkat yi bismillah.